asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi béggee ak safo ITV bisimilah ci xibaaru marax wi ñu daal di leen jukkil ponk yi ci gën a fës ñett lay doon. bi ci jiitu moo di Senelec fi mu toll nii nag ña ngay saytu lu jëm ci njëgu courant bi li nga xam ne daal moom la Pape Demba bi tey xamle moo di dinañ def seen kéem kartan ba dab bànneexu ñi nga xam ni ñoo di clients yi loolu nag ñu ngi ko xamale ci ndaje mu ñu amaloon ngir xoolaat njëg yi saytuwaat ko ba mu gën a jàppandi fédération bi nga xam ni moom moo ëmb consommateurs yi tamit ñoom ña nga teewoon ca ndaje mooma la nga xam ni moom la ñu bëgg mooy courant bi daal di yéwén te yaatu waaye tamit ñu daal di koy def mu am rax ca dolli yi tamit ñu fexe ba njëkk yi jàppandal loolu nañ ci dellusiwaat ci biir xibaar yi. ci wàllu njàng meek njàngale mi benn ayubés ginnaaw bi école tijjee ñu jëm nag ci njàng mu sooxe li ko waral mooy waa SAMES dañoo fas yéene bu ñu moytuwul dem gereew li ko waral nag moo di ni dige bi nga xam ni gouvernement bi dige woon na ko te ñu xaatim ko le 30 avril 2018 respecté wu ci dara mu mel ni que daf leen a tànqamlu te bu ñu moytuwul nag dinañu sooxal njàngale mi ndax li ñu bëgg mooy gouvernement bi la mu sànkoo woon ak ñoom mu dal di koy jëfee. ci wopp ji nga xam ni tamit moom la ñu ràññee ci jamono ji ci ñi nga xam ne ñoo di nappkat yi ba ñu demee ca Soumbédioune nag ñoom tëmbal nañu seen i gaal ndax nee nañu mënuñoo toog banque seen i loxo amuñu feneen fu ñu jëlee ay koppar lu dul ci géej gi wopp ji nag fi mu toll nii mi ngi wéy di law ca an ñeenti nit ràññee nañu ñu am ko fa fële ca Tëngéej ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ca stade Ngalandou Diouf jëwriñ ji nga xam ne moom lañ jëkk wàllu wér-gu-yaram ak environnement ak lu ni mel dem nañu seeti leen leneen li ci des yi tamit moo di ni xamle nañu ni daal feebar bi du lekk jën du ko indi loolu directeur de la pêche moom moo ko xamal ndax nee na def nañu ay analyse ci jën yi te wanewul ni jën yi dina wàlle feebar bi. dañuy ubbi xët wu njëkk jagleel ko lu jëm ci wàllu courant bi Senelec nag ña nga doon daje ngir waxtaane lu nga xam ni moom moo jëm ci wàllu njëgu courant bi naka la ñuy def ba yéwénal ko ki nga xam ni moo di directeur général bu Senelec di Pape Demba bi tey xamle na ni daal dinañ def seen kéem kartan ba clients yi gis seen bopp ci li nga xam ni moom la Senelec di liggéey ñii di association consommateurs yi tamit ña nga fa woon li nga xam ne moom la ñu sàkku yi tamit mooy courant bi daal di dajale ñëpp mën cee jot waaye tamit mu nekk ci jëkk yu jàppandal maam Abdou Gueye Kassé moo fa teewoon. Senelec taxaw na temb ngir daal di jaamu soxlay sénégalais yi nga xam ni bëggatuñu benn yoon di gis li di coupure courant loolu lee ki ko xamle moom mooy directeur général société bi lee bu njëkk clients yi daan nañ leen couper juróom-ñetti waxtu par bés boo waxaan lan lañ lay wax ñun na ngeen ñu jox rek programme délestage yéen a ngi fàtte programme délestage yi daan nañ wax chaque jour ñii dinañ leen couper 8h 16h ñii 16h 24h wala des fois ñu def programme 8h midi 16h 16h 20h 20h 24h mais yàlla dimbale nañu ak vision bu leer bu monsieur le président de la république ak effort yi ñu def léegi boo déggee nit kuy wax ne dañ ma coupé bay kaas boo ko laajee ay 30 minutes wala ay 20 minutes lay doon bu dee amuñ panne bu graaw loolu nag si lañ nekk moo tax programme ñetti at yii di ñëw ñu ne commission loolu dañ si war a gën a def ay jéego. société nationale bi te nga xam ni moom moo yor lépp lu jëm ci wàllum courant li mu bëgg nag mooy daal di fexe doxal lii di centralam yi ak gaz daal di bàyyi li nga xam ni moom mooy pétrole bi ndaxte gaz bi moo gën a yomb mu doon ab discours bi nga xam ne nag dafa méngoo lool ak bu président fédération sénégalaise des associations de consommateurs Imam Youssoufa Sarr moom di sàkku si Senelec mu daal di yokk li nga xam ni moom mooy qualité de service bi naka noonee tamit mu def kéemtulaay kàttanam ngir fexe lawal courant bi fépp ci Sénégal. xam nañ ni li ëpp ci sénégalais yi ñu ngi ci àll bi te àll bi aussi am nañu moo xam ni ba tey mënuñu la jox facture courant parce que amuñu courant kon li ñu war a jëkk xalaat aussi mooy jël alal ji ñu am ñu jël ko investir ko pour réseau Senelec ak réseau ASER ak ñooñu ñu fexe ba sénégalais yi ñoom ñëpp ku nekk xam ni yëg sa bopp ci Senelec. condition tarifaire yu Senelec daanaka ñetti at bu ne dañ koy réviser base tarifaire bu bees bi nag daanaka du yokku lu dul mu am ay yokkute ci wàllum njëg yi loolu la nag ki ko xamle moom mooy président commission régulation du secteur de l'électricité.
madame Sophie Gladima nga xam ni moom la ñu dénk jëwriñ ji nga xam ni moom mooy saytu lu jëm ci pétrole bi ak énergie moom moo jiite ndaje moomu moom nag xamle na ni Senelec faaw rek mu def kem kàttanam ba li nga xam ni moo di norme yi ñu taxawal ñu daal di koy respecté fexe yi tamit ba bëgg-bëggu courant yi bëgg-bëggu client yi ci wàllu courant ñu daal di koy matale naka noonu yi tamit xamle na ni courant yi njëg yi dina wàññeeku bu baax a baax bu ñu eggee ci Sénégal di jëfandikoo pétrole ak gaz bi nga xam ne gis nañ ko fi ñu déglu ministre Sophie Gladima ci micro Mame Abdou Guèye Kassé. Je voudrais rappeler que les obligations d'électrification fixées à la Sénélec. damay fàttali ne li ñu dénk Sénélec dafa bokk ci suñuy objectif ngir ñëpp mën a am ci courant bi Sénélec bu defee liggéey boobu mu mucc ayib dina tax ñi nga xamante ne jotuñu ci courant bi ñu mën cee jot kon nag damay ñaax Sénélec di leen fàttali ñu def liggéey bu mucc ayib ba ñi nga xam ne ñoo war a jot ci courant bi ñu jot ci ndax kat bu loolu amulee kii di abonné bi nga xamante ne jotul ci courant bi ci abonnement bu mu def mu nekk prépayé wala kiy fay chaque weer am na ay daankat wala ay pénalité yi nga xamante ne kii di Sénélec di leen ko teg ci kawam kon dama leen di fàttali yooyu solos liggéey bu mucc ay bi nga xam ne war nañ ko mën a def ngir ñëpp mën a am ci courant bi waaye dafay baax aussi ñu fàttali ni loolu yëpp am na lu ko lal lu si mel ni exploitation bi ñu war a def ci suñu pétrole mu war ñoo yóbbu ci ñu wàññi lii di prix courant bi waaye aussi projet MCA bi buñ ci taxawalee dinañu permettre ñu atteindre objectif accès universel courant bi 2025 mais également Sénélec gën a taxaw ci monde rural bi maanaam ci biir réew mi su ko defee ñoom ñëpp ñu mën a jot ci lii di courant bi. L'élargissement du réseau interconnecté dans les parties sud et est du pays. ñu àddu jëmale ci njàng meeg njàngale mi ayubés ginnaaw bi école tijjee syndicat bi nga xam ni moom moo ŋànk jàngalekat yi nekk ci njàng mu digg doomu mi ñoom nag nar nañoo banque seeni loxo duñu faste xànc ak morom bu ñu moytuwul te loolu nag mën naa indi ak sooxe ci njàngale mi li waral nag ñu mer ba futt moo di ni daal gouvernement bi dafa mel ni yëgu leen te accord yi nga xam ni signé woon nañu ko ci 30 avril 2018 ak léegi gouvernement bi defu ci jéego mu mel ni que daal da ko fàtte te loolu nag ñoom duñu ko bàyyi mu jàll ndax li ñu bëgg moo di ni lépp lu nga xam ne xaatim nañ ko nguur gi daal di koy jëfee Adama Sarr ma falfal. ginnaaw ay bés rek ba ñu amalee ubbiteg l'école bi kuréelu jàngalekat bi di SAEMS nag ñu ngi yëglu ñoom de la leen métti nag moo di tànqamlu bi leen nguurum Sénégal di tànqamlu jëm ci seen protocole d'accord bi nga xamee ne xaatimoon nañ ko ci fanweeri fan ci weeru avril atum 2018. gouvernement bi ci li mu waroon def am na lu ci bëri encore lu ci sooxe. parce que nag moment bi jàngalekat yi dem sur le terrain di liggéey moment boobu jàppoon nañ ni gouvernement bi waroon na continuer di waxtaan ak organisation yi nga xam ne ñoo représenté jàngalekat yi ci ay questions yoo xam ne depuis 2018 lañ ko xaatim ak ñoom bokk na ci question yooyu li nga xam ne mooy système mu payooru agent ou fonction publique te ñëpp d'accord na niñ ko tabaxee normalul si loolu la sax ñu xamle ne daañu dem ci ay grève bu lu ni mel soppeekuwul. mais suñu préavis bu daaw bu ñu déposé daaw ba fi may wax ak yow ministère de la fonction publique joxuñu accusé de réception waxuma la waxtaan ci. syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire décembre bi dina réunir bureau national bi bu apprécier la situation wax ñu na xeex bi jolliwaat day reprendre loolu moom amul sax. lu aju nag ci coow li jip ci diggante parents d'élèves yi ak école privée yi anandoori sawru seen yi nag di ñaan ñi nga xam ne ñoo di nguur gi ñu gaaw atte bi leen diggante. parents d'élèves yi ak école privée yi mënuñu d'accord mukk ñu bàyyi ñooñu ñu arbitrer seen bopp parce que nag njiitu réew mi bi muy tëj l'école yi dafa tëj école yépp privé comme public comme nag reprise am na situation am na il faut que gouvernement bi wax lii xew. il faut nga jël circulaire mais wax nit ñi ndax dañuy fay weer yooyu wala boog duñ ko fay. ubbite l'école bi nga xamee ne amal nañ ko nag ci jamono joo xamee ne mbasum coronavirus bi mu ngi law di lëmbe àddina wërngal këpp rawatina Sénégal sawru seen ak ay àndandooram di ñaan jàngalekat yi ak élèves yi ñu saxoo ak li nga xamee ne moo di wàllu cet su ko defee bile mbas du law ci biir école bi.
Idrissa Seck ci bopp conseil économique social et environnemental amul dara lu jàmp ba tax ñu war ko faa tabb te it gisu ci njëriñ ki ko xamle moo di Pape Sarr secrétaire général adjoint bu LD Debout moom nag nee na lii di conseil économique social et environnemental mënta saafara jafe-jafey askan wi ndaxte moom li nga xam ne moo di seeni liggéey mooy bind ay rapport rek daal di koy joxe te loolu mënta saafara mbir yi nga xam ni moom la askan bi di jànkonteel moom Pape Sarr xam le na tamit koppar yi nga xam ni moom lañ dugal ci conseil économique social et environnemental ak au conseil des collectivités territoriales ak assemblée nationale am na feneen fu mu xaj. Pape Sarr secrétaire général LD Debout ci micro Adama Sarr. Sérieusement dañu wante dëgg rek képp ku bëgg a régler problème bu Sénégal ku bëgg a régler jafe-jafe Sénégal du conseil économique social et environnemental nga war a dem foofu moom supp daal am na fa. Mumbaay am na fa boo ko gisee dem ci écran bi ak kanamam bi ni mu leere nga xam ne calmant yi ak milliards yi ne foofu nga xam ne séddoo rekk la commencé na am effet ci moom ñun dañu jàpp ne conseil économique social et environnemental loolu rek boo fa demee ay politiciens ñi ci bëri bokk ci yeneen jamono ay ñoo xam ne nii dañuy mbubboo ay tur ci suñu askan ci suñu société ñoom rek lañu fa dajale jox leen ay milliards ñuy séddoo li ñu leen laaj daal mooy ñu def ay rapport ñu def ay avis ñu def ay réunion waaye boo seetloo Sénégal ni muy doxee boo gisee fet foo xam ne ni fii conseil économique social moo tax ñu rek la fa tel problème ku ko gis nga wax ma ko maa la yoral Serigne conseil économique social ak assemblée nationale bi ñu dénk Moustapha Niass ak au conseil des collectivités territoriales bi ñu dénkoon Ousmane dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm te tey am na Mbengue Ndiaye yor ko ak commission dialogue territoire loolu lépp ay kuréel la yoo xam ne ni amalul réew mi benn njëriñ amul askan wi benn njëriñ di leen fay payoor bu baax jox leen ay oto yoon bakkare ñuy dem ay mission ñoom ak seeni njaboot seen lépp daal mel di talaata. ñu bi weneen xët jagleel ko li nga xam ni moo di wopp ji feeñ ci nappkat yi ci jamono ji ca feeñoon ca Thiaroye-sur-Mer muy wéy di law waaye nag fële ca Soumbédioune ña nga xam ni ñoom la ñu fa fekk ñoom tëmbal nañu seeni gaal dem nañu napp ji bi ñu leen laajee la nga xam ne moom la ñu xamle moo di ni ñoom amuñu dara lu dul napp gi ngir am koom-koom ngir mën cee suturlu dundal ci seen njaboot ba tax na wopp ji am na njeexital ci seen liggéey waaye terewul nag ñoom faaw ñu dem liggéeyi ca Soumbédioune ñu ànd ak Boubacar Diaye ak Moustapha Gueye. picc mi taxaw ci kaw gaal gi le di séentu jën bu mu mën a dundee ci suufu mbaar yi nappkat jaaykat ak waaskatu jën ñoom ñëpp di waxtaanee feebar bi nga xam ni moo am ci caaroy géej nappkat bi nag xamle ni fii mool yi ñu ngi dem géej ba léegi. waaw sunu gaal yi am na yu dem géej waaw ñun fii Soumbédioune gisuñu ko ñu ngi dem géej nag coow li bari na trop waaye ñun Soumbédioune gii moom. gisuñu ni ki bu kenn dem géej wax dëgg yàlla. kii mooy njiitu UNAPAS fii ci Soumbédioune moom mi le nag jàpp ni amul benn mool boo xam ne xalaat na toog ay fan te du dugg ci géej gi. bu gaal yi toog quelque fan même buñ koy jéem du nekk jàmm day metti munoo encadrer ñëpp parce que kenn ku nekk xamoo nu mu fanaane te askanu mool askanu lébu. dañu nekk ay gor pire duñu ñaan duñu def njuuj njaaj moo tax yenn yi duñ ko mën obligé xëy liggéey ji mooy ëpp njëriñ. su fekkee ni sax ñu ngi dem géej ba léegi li ñu wax ci feebar boobule am na gàllankoor seen njaayum jën. xaw ma nu mu demee waaye daal fii moom njaay mi metti na démb ndax ñu ne jën yi nii naa waaye daal li ma la mën a wax nga mën ko dégg mooy. géej gi moom ñun fii amul kenn koo xamante ne wax nañ la kii moo ko fi am. lu tolloog 300 ci ay nappkat ñu am ab feebar bu leen dal ci caaroy géej feebar boobu nag kenn xamagul lu mu doon wante nag ci xaarandik xam lan moo waral boobule feebar fii ci Soumbédioune nappkat yi di defar seeni caas ak seeni onze ñoom ñooñu sax ñenn ñi ñu ngi door a jóge géej wante ñu ngi waajal dellu su jant bu soowee.
wopp ju yéeme jooju wéy di law nag ci biir réew mi fële nga xam ni tamit moo di Hann ñeenti nit am nañ fa doomu jàngoro bi ñu ràññee ko ci ñoom ki ko xamle moo di Mbacke Seck mi nga xam ni moom day wattu baie de Hann bëgg mu delloowaat ca na mu meloon démb ak bërki démb moom nag mi ngi woo direction protection civile ak direction environnement et établissement classé ak yeneen services yi ngir ñoom ñëpp ñu lëkkale seen doole ngir daal di fii jëlee wopp ji nga xam ni jaaxal na askan bi ëpp na seen bopp Mbacke Seck ci micro Adama Sarr. diggante Mbour ba Yaraax parce que démb am nañ ñeenti cas ci Yaraax gis nañ mool yi dem géej dañuy am ay picc waga yu génn seen yaram seeni tànk seeni kanam seeni tuñ seeni bët ak seeni awra mu nekk feebar bu leen jaaxal parce que dal na 200 personnes ëpp 200 personnes loolu day nekk problème mu santé publique te biir géej la leen dalee fa fu ñuy liggéey te xam nañu géej gi bateau yu mag yi bu ñu yabee matériel bu toxique ay engrais ak ay produits chimiques bu ñuy dellu dañuy raxas seen kal yi sotti ko géej mën na nekk loolu te fa ñuy nappee la leen dalee donc mool yi bu leen loolu dalee ñu nekk ci tefes gi ñëpp xam ban importance la pêche ak yëngatu ci géej gi am parce que day employé 600 000 personnes gouvernement bi war na jóg def ci taxaw seetlu ànd ak direction de la protection civile bi nekk ministère de l'intérieur ànd ak direction de l'environnement ànd ak direction des pêches ñoom ñëpp ñu gëstu lan mooy jot suñu mool yi ci biir géej ak fan la jóge bu ñu defee loolu ba pare ñu xool naka lañ leen di fajee mais pour bañ a empoisonner population bi nag mool yooyu ci tefes yëpp dañ leen wax bu kenn demati géej suñu demul géej dootuñu am xaalis parce que ñun la ñuy protéger ci bañ ñu jox jën bu yàqu loolu nag bu amee ba amatuñu moyen gouvernement bi war na wut ndàmpaay bu mu leen jox ba mool yi demul géej am ci lu ñu jàpp mais ñu fexe ba saafara feebar boobu xool fan la jógee ki ko fi andi nag ñu sanctionné ko parce que principe pollueur payeur fii rek la amee sens am. mu mel ni jàqarey Mbacke Seck jooju mi ngi ci yoonu faju ndax jëwriñ ji nga xam ni moom la ñu dénk wàllu napp gi jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ak gi ñu dénk wàllu alam gi demoon nañu rek seeti ñi amee wopp ji fële ca Rufisque te ñu ber leen ca stade Ngalandou Diouf ñenn ñi commencé nañoo ñibbi seeni kër leneen li nga xam ni également moom la ñu xamle ci wopp ji moo di ni daal gis nañu ni daal wala boog ñu njort ni mi ngi jóge ci li ñu tudde ay algues di ay ñax yu nga xam ni dafay sax ci biir géej gi te ñiy jëfandikoo napp monofilament di ko napp dafa mel ni que ñooñu daal ñoom la wopp ji gën a dal waaye dara daal leeragu ci li wér te wóor moo di wopp ji nekkul lu nga xamante ni nii doomu jàngoro la wala boog luy wàllaate Babacar Seck ca Tëngéej. jëwrin yéen dénk wérgu yaram kéew gi ak napp gi ñëw neen seet si mool yi feebar nekk stade Ngalandou Diouf ki nu dénk napp gi rafetlu na liggéey bi waa kër docteur def ba mën a toppatoo ñi am jàngoro bi. ñuy ci rafetlu taxawaayu ministère de la santé ak médecins yi parce que prise en charge bi wane na ci en tout cas taxawaay bu am solo et résultat yaa ngi fi parce que ci ñaari fan quasiment am na ñoo xam ne ñibbi nañ seen i kër ñu am na ñuy suivre seen i kër waaye am na ñoo xam ne des na cas grave yi quelques-uns la et ils sont bien suivis nit ñi ñoo ko wax. di rafetlu itam acteurs yi acteurs de la pêche wala képp koo xam ne taxawal nga ab ministère ci ñett kuréel yi ma leen wax ni ñetti ministères yi ci gox-goxaan yi ci seen taxawaay ci seen participation seen jàppandal ñu ngi leen ciy encouragé bu baax di ko rafetlu ci suñu wàll ñu nit suñu wàll itam dañ koy continuer dox parce que on craignait que ça soit une question de santé publique wala et cetera donc loolu c'est maîtrisé médecins yi maîtriser nañ ko ñu ngi faj nit ñi ñuy ñibbi seen kër donc lu ñu maîtriser la cause bi kay la ñu jéem xam lan la pour justement mu bañati fi am. ñu jàpp ne feebar bi du ab virus moo koy joxe njortu juddu ci algues yoo xam ni dafa am ci bërëb yi nga xam ni nappkat yi foofu lañ doon dem. ñu ngi njort nag mais amaguñ ci certitude que mun na jóge ci algues yi nga xam ne depuis 20 jours selon les pêcheurs constaté nañu zone bi nga xam ne moom moo am foofu la mbir mi jóge bëri na ay algues lool te 20 jours yooyu dafa coïncider ak apparition li nga xam ne moom mooy feebar bi jàpp der nit ñi ak yeneen i part ñenn ci ay malade yu nekk ci stade Ngalandou Diouf dinañu tàmbali di ñibbi seeni kër te résultat analyse yi nga xam ni def nañ ko ci géej gi dina génn te du yàgg dara ci kàddu ministre de l'environnement.
jamono ji nag coow li bëri na am na sax ñuy wax ni jën day joxe wopp jooju waaye loolu dara wéru ci ki nga xam ni moo di directeur bi ñu dénk wàllu napp gi xamle na ni jën yi du joxe wopp ji yóbbu nañ leen laboratoire ba seet leen saytu ko waaye amul lenn luy wane ni lekk jën mën naa tax jàngoro jooju dal la loolu nag moom mi ngi ko xamle ginnaaw bi nga xamante ni demoon na saytu ji ñii feebar leneen li mu ci xamle yi tamit moo di wopp ji du wopp juy wàlle Ismaïla Ndiaye ci micro Babacar Seck. santé def na ay analyse am gis nañ ni feebar bi du wàlle gis nañ ni itam ñu nekkal seen biir kër amuñu benn jafe-jafe gis nañ ni itam jën bi buñ ko commencé lekk ba léegi amul kenn ku taxaw ne jën bi def na ma lii wala laa donc loolu ñu koy rafetlu suñu service yi ñoo ngi ci quai de pêche yi jën bu wàcc ñoo ngi koy analyser nous avons des labos au niveau des plages suñu jën bu ñëw même bu dara amul sax jën yi dañ koy saytu balaa population yi di ko lekk amul camion bu fi wàccee jën te suñu agent yi taxawuñu saytu ko donc loolu ñu ciy rassurer nit ñi bu baax a baax a baax a baax population Thiaroye Rufisque nekkuñu seen pêcheur ñu ci bëri ay wàlluwaan lañ mais bu ñu ñëwee ñoom dañ cee jàpp mel ni seeni doom la ñoo ngi koy rafetlu. jigéen ñuy dund ak laago dañoo bëgg rek daal di taxaw jonn ngir que ñu daal di respecter seen àq ak seen yelleef waaye tamit jox leen cër ak gëdd bi ci war ñoom daal nee nañu bëggatuñoo gis benn yoon ñuy salfaañe seen àq ak seen yelleef ñu ngi ko xamale nag ci ndaje mu nga xam ni amaloon nañ ko niki tey ngir rek seet lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu nit ñi nga xam ni dañuy dund ak laago Mamadou Lamine Fati. convention bi ëmb àq ak yelleefu ñi nga xam ne ñooy waayi laago yi la ak ODD yi moom la association nationale bu ëmb waayi laago Sénégal yi la di saytuwaat ngir gën a mën a xamle seeni ñooñ li nga xam ne mooy seeni àq. li nga xamante ne dans toutes les activités de la vie la parce que dañu toll ci approche droit association bi léegi dafa dépassé foo xam ne dañuy ñëw rek ñu tàllal loxo ñu jox leen mais dañuy yem foo xam ne suñuy droit la ñuy prôné. te comme ni ma ko waxee sànq bi may présenté la loi dafa nekk loo xamante ne moo ñuy permettre ñu jëm ci kanam parce que droit kenn du ko négocier da nga koy arracher et je pense que foofu lañ toll. doxal bu yéex bu ñu def ci loi d'orientation sociale ak beddi konte bu am seeni biir wala sax ñàkk topp àq ak yelleefu nit yi nga xam ne ñoo ànd ak laago loolu yëpp di ay jafe-jafe yi nga xam ne section féminine bu ëmb waaye laago yi nekk ci géejawaay bëgg ko fay jëlee. droit handicapé yi ni ma ko gisee moom mooy état dafay ratifier comme lu mel ni convention bi mais du am suivi organisation yi duñ ko topp section yi organisation yi mu concerné duñ ko topp pour def suivi bi pour ñu mën a xam ne droit yi lii la pour ñu réaliser nos droits parce que état aussi bu ratifier day am obligation daal di koy appliquer mais nag. ñi nga xam ne ñoo ne ci ginnaaw mu soxal leen dañu war di ko suivre aussi. ngir gunge section féminine ba association yi nit yi ànd ak laago étude ak coopération internationale teg na ci taabal bi $20 millions ak ñeent yi nga xam ne lépp rek ngir jàppale jigéen yi lee ñu yëkkati seen kaddu ci kaw. ndaxte ñëpp xam nañ ne su ñuy wax lu jëm ci àq ak yelleefu jigéen ak ndaw ñi jigéen dañ nar a def loo xam ne booloo bokkandoo àndandoo. jëlandoo li nga xam ne mooy préoccupation yi ñi nga xam ne dañ leen di tàmm di fàtte donc loolu dafa am solo lool moo tax ñu kontaan ci appui bi ñu jox appuyer section féminine Guédiawaye ak accompagnement bi ñuy ko accompagner waa CFSAF. jigéen yi nekkee ci association nationale bi ëmb waaye laago yi la ñoom bëggatuñu des benn yoon gannaaw ci seeni àq ak seeni yelleef loolu tax na ba ñoom yëkkati nañu seeni kàddu ngir bëgg rek jigéen yi nga xam ne ñoo ànd ak laago ñu jox leen seeni gëdd ak seeni cër bu ñu yellool. ñeneen ñu nga xam ni tamit seen àq ak seen yelleef jàpp nañ ni dañ ko salfaañe moo di ndaw mooy tout tànk yi tey nag la ñu doon amal bés bi ñu jagleel ci àdduna wërngal këpp àq ak yelleefu tout tànk yi mu mel ni que daal ci yenn àq ak yelleef yi sàmmoowuñu ak moom moo jëm ci wàllu njàng mi soxe na ci wàllu yi tamit seenu dund demeewul noonu rax ci dolli yi tamit askan wi ñaawlu nañu lool xale yi nga xam ne dañ leen di bàyyi ñuy taxawàllu ci mbedd mi yenn parents yi tamit nee nañu état bi moom moo war a jël ay matuwaayam ngir jox xale yi yar bi war waaye éducation bu nga xamante ni tamit tegu na ci yoon Aïssatou Diak Cheikh Diop. journée bi ñu jagleel ndaw yi maanaam journée bi nag li ko tax a jóg mooy sàmm ak yelleef yu ndaw yi
am na ci wayjur yoo xamante ne daanaka duñu sax bàyyi xel seeni doom sëñ bi nag gis ne loolee nit buy daw responsabilité moo koy def. normalement soo amee doom da nga war a jël sa doom en charge parce que man dama père de famille la man sama doom maa ko en charge kenn du ma yore samay doom waaw man franchement parents d'élèves bi dañu war a xool xale yi parce que tey léegi àdduna gi wóorutul. moom soo ko juree jox mu lekk jox mu naan balaa ngaa tëdd na ngay fekk sa nga xool ndax sa njaboot ñu ngi sa wet. ndaw yi nag dañ leen war a sàmb ndax ëllëg mën nañoo jiite ab réew. macha allah loo am dañ ko war a bokk ak def ni di daan doole yëpp njaboot a ko waral macha allah yàlla xam doy na dëkk bi moom doy na waar lool xale yaay nii ci géej gi gis nga nu mu demee ñaata ndaw ñooy wàcc liggéey ci géej gi loolu tamit Macky Sall war na si jóg macha allah. man fi mu nekk nii sama njaboot macha allah lu ma am ma bokk ko ak ñoom xanaa man maa dul am waaye ñoom dinañ am macha allah doom nawle la may ñaax sama mbokk soxna yi ak ñi nga xam ne seeni borom kër lu ñu am daal nañ ko dem inscrire ji xale yi ndax xale yi mooy suñu njëriñ ëllëg tey ak ëllëg xale yi moo tax ñuy sonn macha allah. ñàkk am nag mën naa waral yenn wayjur yi di bàyyi seeni doom ci mbedd mi. Généralement, chaque parent veut que wayjur bu nekk nag bu sañoon doomam mooy gën ci doom yi dafay am yar wante nag xale yi ñuy gis ci mbedd mi ñu ci bari kenn mënu la wax li ko waral yenn wayjur yi am na ci ñoo xam ne amuñu moyen ngi yar seen doom wala sax dugal leen l'école sa benn wàll ga tamit am na ñoo xam ne daal toppatawuñu benn yoon seeni doom wayjur yi nga xam ne nag ñooy def loolu le dañ leen war a gën a ñaaxaat rek xamal leen lan mooy solos tout tànk yi. moom nag mu yokk duñu xamal ne nguur gi dafa war a rek jël ay matukaayam te it bàyyi xel li nga xamante ne mu di éducation ndaw yi. man jàpp naa ni bu fekkoon ni nguur gi di gën naa jàppale wàllum njàng mi subventionné éducation bi na tax daal xale yépp jot ci njàng mi te buñ jotee ci njàng mi sax loolu mën na tax ñu am yar te duñ dem ci mbedd mi. waajur yi nag dañoo war a jël àq boo xamante ne ndaw yi am neen ko ñu daldi leen koy jox. ginnaaw ñu jot a waxal nag ñoom it gis ne nguur gi dafa war a jël ay matukaayam def tamit ndaw yi ñu nekk seen ab soxla lépp lu ñuy def ñu mën leen cee jiital. ñu daal di rek dellu si waat ci beneen mbir muy Diourbel ñoom nag ñi ngi woon ci rek li nga xam ni mooy mool bu njëkk jëmale ko ci defaraat dëkk ba capitalu Bawol bi nag li nga xam ni moo di Promoville fexe na ba fukki kilomètre ak benn ci ay goudron def nañ ko ca biir dëkk ba lu toll yi tamit ci juróom-benn milliard jagleel nañ ko dëkk ba ngir fexe rek lépp jaaraat yoon dem beeg dikk bi tamit gën a yéwén góorandaak loo Cerno Fay ca Diourbel. ñu xayma ko ci lu ëpp juróom-benni milliards ci suñuy koppar état bu Sénégal def lu ni mel lëkkaloo ceek Banque africaine de développement njaareem inauguré phase bu njëkk jëm ci programme bi ñu yeesale gox-goxaat yi ginnaaw bañ fi defaree yoon yu bees jëwriñ ju ñu dénk wàllum développement communautaire ne lii lenn waralu ko lu dul fexe ba kaw gi méngoog dëkku taax yi. Population de Diourbel choisie à cause de son déficit en infrastructure routière. Diourbel ak position géographique ci réew mi ak li nga xamante ne ni nag ñàkkoon na ko ci wàllum infrastructure loolee tax njiitu réew mi sàkku ci Promoville ñu doore fi li ñu naan Promoville loolee nag biñ ko xaymaa ci suñuy koppar toll na ci lu ëpp juróom-benn milliards. pour un montant de 6,319 milliards. Samba Ndiobène Ka yokku ca ne lamp yi naka noonu wàllum assainissement loolee it bokk na ci projet bile. C'est une grande fierté que l'on constate que toutes les infrastructures réalisées à Diourbel. li it contentement la ci ñun ñoo seetlu ne projet bi bàyyiwul leeraangeeg dëkk bi naka noonu it wàllum assainissement yi waaye te jot nañoo tàggataale ay ndaw ci wàllum bâtiment loolu yépp nag dina leen mën a may ñu amum xëy. Dans le cadre du renforcement de l'employabilité des jeunes, former 86 jeunes au métier des bâtiments et travaux publics. loolee tax ki jiite bokku moomeel bu njaareem rafetlu taxawaayu njiitu réew mi ginnaaw ba muy xamle ni wàccoon ak moom ci ay digéem. maa ngi sant bu baax président de la République ndaxte ba ma recevoir keroog ci sama wetu maam sama frère Dame Aminata ñoo toog ma ne ko monsieur le président ma ne ko monsieur le maire ma ne ko man xam nga lan moo ma ñor bëgguma ministre bëgguma docteur dafa la ñaanal lépp
lu ëpp fukki kilomètre ci yoon yu bees loolee le programme bi yeesal gox-goxaat yi def ci njaareem ginnaaw ba ñu sàmmonteek délai ba ñu joxe woon ci wàllum liggéey bi bawal yi doon xaar. jërëjëf Gora Ndaklo ñu daal di ubbi xët wi ñu jagleel tolluwaayu coronavirus ci bésub tey bi ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti test yu ñu amal fukk ak ñett ñoo ci ñëw am doomu jàngoro bi ñetti cas communautaire la ak benn cas importé fukk nit ak ñaar wér nañu ba ñibbi seeni kër benn fukk ak juróom ñoom ñoo nekk ci lalu hôpital yi benn nit ñàkku ci bakkanam bésub tey wala boog benn nit rek moo ci gaañu li nga xam ni moom la ñu ràññee mooy bi jàngoro ji duggee ci réew mi ak léegi ñi ci ñàkk seen bakkan ñi ngi toll ci ñetti téeméer ak fanweeri nit ñuy ñaan askan wi ñu gën a dëppoo ak li nga xam ni moom la waa Kër Docteur santaane ngir feebar bi dal di fii bàyyeekoo egsi nañu ci cëppaandawu émission bi ñu leen di jaajëfal ci topp gi ngeen di topp programme ITV Malick dal di delloo Malick Lengey